Benno Bokk Yaakaar donc bokkul bële ma koy rectifier donc moom coalition Benno Bokk Yaakaar seen liste lay demee te moom mairie bu ouest moom moo ko yitteel ba noppit président conseil départemental ba l'honorable député Souleymane Ndoye donc ouest moom moo ko yitteel foofu la bëgg a jëlee kii di Alioune Mar bu gëm sa bopp Alioune Fall Mar bu gëm sa bopp ñëpp xam nañ ne guy la ah foofu sa ouest donc compétition bi dana metti lool foofee sa ouest te bu ñu fàtte ne foofu it moom Alioune Mar soxla na ville ba tey alors rectificatif bi loolu la woon moo ko doon jubbanti jëm ci nag li nga xam ne ñu ngi ko fi doon wax sànq jëm ci wàllum politisation ci sunu institution yi ak nag président Macky Sall yenn banqaas yi nu mu si jiitalee wàllu politique xam nga ne politique sax bonul bu dee politique bi dëgg li ko tax a jóg bonul ndax lépp lu nga xam ne wala képp kuy participer si luy suqali sa gox yaa ngi politique waaye politique partisane bi nga xam ne moo fi nekk nga xam ne yow da nga naan man rek képp donc ak ku ànd ak man ku ci bokkul bokkoo politique boobu peut-être moom moo ñaaw te président Macky Sall ñëpp dañu amoon yaakaar ci moom ba mu taxawal plan yaakaar googu nga xam ne ñëpp defoon nañ ko si moom mu dugg bu baax nag amoon tël mu ne gestion bu sobre vertueuse loolu la woote woon ba noppi it mu ne bépp mbokk wala rakk wala képp ku nga xam ne dafa sës si moom yaakaar mu jox la poste bee boo nga xam ne da ngay tëddi nelaw waaye nag doo ko fi amee waaye bi ñu doxalee ba ci kanam bi ñu gis la yàlla xam doy na ñëpp gis nañ ko fi mbokkam yaa ngi ci gouvernement bi yor poste yu baax ministre bu mu fal pour nga dëggal sa ministère wala ñu mën laa tegaat foofu nga mën a remplir waat nooy def uti ji base politique dem politique yi Mouhamadou Boun Abdallah Dionne kenn xam ko woon si politique waaye ba campagne ba jotee moo taxaw ci oto yi yëkkati loxo yi campagne ba mu neex ñu koy tegal musique ak keneen ku nga xam ne nekk nañu ay ministre wala nekk ay kii ah Ablaye Seck waaw performance yi mu defoon ci agriculture gëjoon nañu am ministre yu ko def quoi mais parce que comme moom deful politique ak yooyu rek ñu xëy suba jële ko fa voilà léegi génn ci le temps de la performance pour dugg ñu dem ci yéen kaay groupe des médias la tribune yaa si yow may reetaane comme te léegi da nga jël sama temps kay yéen kaay groupe des médias la tribune président Macky Sall li nga xam ne moom la jàkkaar loolu dafa mel ni ku biddoo ni tama ñu koy tëggee ñaari boor loolu la yéen kaay bi di bëgg a wax ndax jamono ji lépp lu nga xam ne dafay dox ci wàllu politique anam nga mu koy doxalee dafa mel ni tey ji moo nekk gàllankooram gis nga photo bi ni mu ko wanee nii muy fomp ñax xam mel ni ku nekk ci ay jafe-jafe loolu la yéen kaay bi bëgg a fësal waaye it yéen kaay bi dafa ñëw ci Thierno Alassane Sall ma nga xam ne jamono ji mi ngay dikk di wax ni ani lan moo tax mu bëgg samp ndëndëm waaye it gérer mairie bu Thiès dinañ ci ñëwaat ak yéen kaay groupe des médias Fadel Barro tête de liste bu coalition jàmmi gox yi foofee sa diwaanu Kaolack nee na nag bu askan wi génnee dem voté ji rek mënees nañ wax ne kon ñoom dinañ am ndam moom Fadel Barro bu Y'en a marre xam nga ñoom société civile bi la ñu bokkoon waaye nag léegi moom dugg na ci liste yi kon nag tête de liste la ñu ko def ñu ñëw ci li nga xam ne rek moo di vox populi ak manœuvre politique yi nga xam ne dañu ko nemmeeku ci gox yeex goxaan yi ñu ne coup de tonnerre la ñu ko tuddee foofee sa Diourbel coup de tonnerre la fa xew moom wax fa dëgg neex yàlla jaaxal na lépp ndax ki nga xam ne moo nekkoon moo di Malo Ba parti démocratique sénégalais moom moo nekkoon tête de liste proportionnelle ci seen liste ñoom moom parti démocratique sénégalais ne waaye comme te affiché nañ liste yi ak yëpp mu wan leen gannaaw dem dugg ji Benno Bokk Yaakaar te moom nag dugal nañu ko ba noppi kon moom noonu la doxalee manœuvre politique boobee nga xam ne yéenekaay bi di Vox Populi daf si ñëwaat yéenekaay bi ñëw na ci mbiri kilifa ak Simon ba nga xam ne jot nañu ko bàyyi nëgës ndiku Vox Populi nee na nag jamono ji ñii di waa Y'en a marre ak mouvement yi nga xam ne ñooy xeex li ñu mel ñu ngay daas fanaan na nag du ñu bàyyi mu sedd ndax nag ay manifestation si boppam dinañ ko amal ndax kii di kilifa xel-xalaatul ñu koy bàyyi si kaso bi nee nañ liberté provisoire bu kilifa duñu ko màjjal duñu ko yalwaan duñu sàkku ñu sarax leen ko dañu koy màcc jëli ko ci ay manifestation ñoom ñoo ko xam ne ci Vox Populi itam ñëw na coow li nga xam ne moom moo yëngal réew mi niki démb ba tey mu di mbiri Miss Sénégal mi nga xam ne bu 2020 gannaaw ba mu jëlee couronne ba moom couronne bi nag cadeau ba mu sa njëkkaam moo di ab bébé moom nag kon dañu ko violé la wax ba mu am si doom jamono ji doom bi am na juróomi weer toppkatukaay yi jamono ji ñu ngi ko topp di xool mbiri nu mu tëddee en tout cas moom oto ba ñu ko waroon joxaat yooyu yëpp nee na gisu si lenn en retour cadeau bébé la ci am yéenekaay bi ñëw na ci te yaay ji wax na ci wax ju am solo ci li nga xam ne rek moo di anam nga xam ne mbir yi noonu la ko dalee ak nañu ko sàkkoo nee na xamul ndax dañ ko violé am déet en tout cas ba ñu koy def yëgu ko ndax dafa ñàkk da doon nelaw
aca yéenekaay bii di réew mi quotidien dafa ñëw ci prix njaayum gerte gi nga xam ne dañu ko fixé si 250 maanaam juróom fukk loolu nag agriculteurs yi jamono yi metti na leen torop baykat yi njëg li xëj na du ñàkk dañoo gis ne dafa néew lool du ñàkk daan ci it ñëw ci commentaire yi ak le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour ñu ñëw ci L'As quotidien ak Mimi Aminata Touré fajar gu jot na dañuy seetaan moom bokk na suñu si suñu ñi nga xam ne duñu raté Aminata Touré ñu koy nuyu bu baax moom Aminata Touré moom lu mu wax nee na nag faw ñu bàyyi dox ci lu wàllum violence ñu bàyyi xamb taal te réew mi jamono ji ci loolu la ñuy dox politique yi am muy sunu politiciens yi fi nekk nii jamono ji dañ foog ne saaga xaste tamante ndëm bu concours général la ku dàq saaga rek yow yaa ëpp ay vote Mimi Touré nee na loolu dafa mel ni réew mi foofu la toll ndaw yi nañu bàyyi di leen utiliser politiciens yi nañu bàyyi di utiliser ndaw yi ndax bu xeex jotee ndaw yee dem xeex bu dee jotee ndaw yi ñoo ciy dee ndax manifestation yi fi am yëpp gisoo fi benn mag bu ci dee ndaw yi rek nga gis ñu dee te doomi baadoola yi nee na loolu ci boppam politiciens yi dañ ko war a bàyyi te nag président Macky Sall moom Aminata Touré mooy wax ba tey de nee na ba mu nekkee ci opposition bi kenn mësu koo dégg mu yëkkati kàddu yi ñaaw teg ko ci derub Abdoulaye Wade wala mu saaga ko wala mu wax ko wax yu desee teggi ne moom Aminata Touré mooy wax kon nag opposition bi fi nekk nii nañ jël misaal ci moom président Macky Sall ba Aminata Touré moo yëkkati yooyu les kaddu ñu ñëw ci Thierno Alassane Sall ba tey moom nag dafa mel ni foofee de sa diwaanu Thiès yàq na fa lu mel ni xeme ndaamal Kajoor Idrissa Seck xamal ko ne kon yàq na deru waa Thiès fu mu nekk nii bu ñu nee la nitu Thiès nga sax sa xol dafay bon te nee na lépp nag ndaamal Kajoor la di Idrissa Seck mu mel ni it ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne diggante nguur gi ak opposition bi gis nañu ko waaye it Thierno Alassane Sall nee na mboolem ku dëkk Thiès fu mu nekk sa yaakaar dafa tax si dañ laa trahir ki leen trahir du kenn ku dul ndaamal Kajoor kii di Pape Sadio Thiam moom nag si classe politique bi la tiré moom nee na politicien bu médiocre maanaam politicien bu nga xam ne dem nga ba amatoo ndëgër laay doo mujje lu dul ci yee fitna ngir askan wi daal di lay gestu yaanaa maar nag nee nañu fi mu nekk ni du ñu bàyyi mu sedd ma jàll ñu ko ndax kilifa nag faw ñu génn ko ci kaso bi lu mu ci manti doon loolu moom xel xalaatu sa ñu koy bàyyi mu sedd jeexalee critique dafa ñëw ci lu am solo jamono ji élection locale yi tax na ba confiance amatul ci diggante askan wi ay waay politique yi rawatina nguur gi ndax nag gis nañu kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko ciy yëkkati li si jiitu mooy nañu doon utee yenn këyit yi li ci mel certificat de résidence sax yooyu coow la ci amoon ñu ne déeta waaye préfet yi ñëw dugg si ak président Macky Sall ba nga xam ne nee na woon moo autorisé bëggul woon ay liste parallèle te tey mu nangu ko loolu tax na ba askan wi ci boppam amatuñu confiance si diggante waaye politique yi yéenekaay bi di critique mooy wax ba tey du samay kaddu Yacine yéenekaay bi la mu wax moo di Barthélémy Dias ndax dafa tàmbalee def waxeet wala dafa tàmbalee ragal wala dafa am lu nga xam ne ni peut-être dafa am fu ñu ko téye moom mooy expliqué nee na Barthélémy Dias moo fooxoon ne kon du dem uyu ji tribunal nee na day mujje uyu ji Barthélémy Dias moo waxoon ne dafay doxantu mujj naa dakkal doxantoom looloo tax yéenekaay bi di critique ne Bart moom fu mu nekk ni tàmbali naa dellu ginnaaw te loolu nag moom mooy laaj bi du samay kàddu Bart bu la kenn yàqal comme te mbër nga xam nga ne kon élection yi nga jël da nga fay am ndam bu la kenn yàqal bu fi woo fi ne yow daal demal si élection yi nga bëre xaaral bés bu rafet rek bu la kenn yàqal kon yaakaar naa ne mën nañ ko yemale foofu. mooy dëgg nag 8h passé na de 4 minutes. ah waaw pare nga. ma tëj fii. waaw tëjal foofu. moom yéex a jox. jërëjëf Mame Mbaye Ndiaye Siré. ñu ko def xel xalaatul ñu leen di ŋaññ ñuy toog di seetaan ñoom it dinañ dem fa mbaxane doone benn Barthélémy Dias xam ngeen ne démb ñu ngi ko fi doon waxtaanee commissaire Dianko Mballo ak préfet bu Dakar la joxoñ baaraam. si doxantoom gi nga xam ne démb dañu ko aaye dégg naa sa portable am daf cee réeraale ku far portable Barthélémy Dias na nga ko yóbbul waay te yitte woon na ko trop te contact yi si nekk dafa am solo ñu dem sa Tëngéej tête de liste bu coalition booloo defal Tëngéej tête de liste bi coalition booloo defal Tëngéej bu Souleymane Ndoye l'honorable député Souleymane Ndoye président conseil départemental ba nee na nag bu ñu defee sondage yi foofee sa Tëngéej Mame Gor Diazaka la ñu wax ne moom moo bien placé ngir nekk maire bu Tëngéej du samay kàddu yéenekaay bi moom moo ko xamle nee nañu Mame Gor Diazaka moom la sondage yi joxe ne kon moom moo fa jiitoogum en tout cas liste ANCP mi ngi taxaw de bu gëm sa bopp bu Alioune Mar moom it bien placé bu Souleymane Ndoye comme basu Mame Gor Diazaka it mi ngi fa Albé Ndoye tamit basoom mi ngi fa ak ñoom Alioune Fall ak maître Bamar
ñu ñëw ci Walf Quotidien dafa ñëw ci interpellation libération d'opposants yi nga xam ne jamono ji ku dox ci mbedd yi ñu gàddu la yóbbu wala am boo defee benn bruit bu tuuti rek ñu gàddu yóbbu rawatina si opposition bi Antoine Diome perd son sang-froid nee nañu jamono ji Antoine Diome fu mu nekk nii dafa àndax xadar àndax aal loolu nag la yéenekaay bi génne moom si boppam foofu la génne mu mel ni ab tournée bu nga xam ne ni secrétaire d'État américain daf koy amal ci réew Afrique yi moom Blinken ci boppam mi ngay xam ne nag am na ci ñaari réew yu nga xam ne nii wàllum démocratie gis nañu suuf dafa dellu ginnaaw taskatu xibaar yi ñu ngi leen di jàpp ba noppi it ñi nga xam ne dañuy aar ak yelleefu doomu aadama ñu ngi leen di buntu xatal moom jàpp na ne Kenya sa la bokk waaye it Sénégal bi yeboo ñu bàyyi leen xel te nag moom tournée boobee dana ci profito ngir daal di ñaawlu li nu mel ñu waxtaanee it régulation bu contrôle des loyers locataires yi ñu ngay xaar ñoom locataires yi ñu ngay xaar observatoire boobee ñu taxawal ngir nag wàññi njëgu location bi fu muy mujj ndax nag lakat kese naxuti béy te réew mi yàgg nañu jël ay mesures yu nga xam ne ni France daal di xëddeen zéro solution ci waxi kese lay mujj Sud Quotidien dafa ñëw ci Abdoul Aziz Tall ancien ministre directeur de cabinet bu président de la République mu wax lu am solo nag Siré Abdoul Aziz Tall mi li mu wax bi yeboo ñëpp bàyyi ci xel nee nañu réew mu nga xam ne démocratie la ñu bëgg mu fay dox soxlawuñu lu dul oxygène waaye du ay lacrymogène te ku wax lacrymogène mooy ku wax ay manifestation ku def manifestation classe bu jag boo wër gi yónnee la ay lacrymogène nee na nag réew mi nañ waxante dëgg oxygène si ba réew moo nga xam ne démocratie moo fi am bien boo ñu xam ne oxygène la ñu gën a soxla que ay lacrymogène ñu àddu jëmale ci guérilla bi nga xam ne nee nañu mooy yoot diggante fii ci diwaanu Ndakaaru diggante Yewwi Askan Wi administration bi nga xam ne territoriale préfet yeex sous préfet yi Bart nee na sama doxub ñaxtu bi ma jàlluma ko dama koy màcc jëli te gisuma dara lu nga xam ne ni def ma koy tere tey ci si alxames ji dinaa dox ba sàmba di sa demba du nag président Macky Sall daf ma bippé ci 14 18 man dinaa ko répondre ci 39 45 ne je te jure nee na daf koo bippé si 14 18 moom dina ko répondre si 39 45 guerre mondiale nekk Barthélémy Dias nee na gisul dara lu koy tere ab doxum ñaxtoom ak ay militants am tey jii ci mbeddi Dakar yi préfet bu Dakar nag mu ngay menacé di xam ne kon manifestation bu ñu autorisé wul fii ci diwaanu Dakar kenn du ko fi nangu bie boobu moom Bart ak ku mu mënti doon nañ ci bàyyi xel Yewwi Askan Wi nag jamono ji dafa mel ni taal wi fi nekk dan mu mel ni gëmmagul ñu ngi koy ëf ngir mu taal bi gën a jéppaat rawatina nag candidat bu maire bu Dakar bi nga xam ne ni jamono ji mi ngi takku taxaw ngir defanteex li fi nekk maanaam nguur gi ñu àddu jëmale ci sunu xalif bu Medina Baye tey jii ñu ngi koy xaarandi bu midi jotee fii ci rond-point nu mu tudd Seyda Mariama Niass Padoua voilà ñu ngi ko fay xaar bu midi jotee ci ab tournée bu nga xam ne daf koy amal fii ci diwaanu Ndakaaru ñu koy dalal jàmm incha allah midi nañ ko fa teeru xalifu Moussa Aaj bi Moussa Aaj Agir ma koy nuyu bu baax kon nag tey sunu mbokk ñeseen ni ñu ngi koy xaarandi foofee sa Padoua yow ci réew mi quotidien nga ne 2 minutes moo ma dese. non waaw Yacine tamit bàyyi ma wax fii rek tuuti bàyyi ma jëm bi après ñu jeexlee l'observateur ñu ñëw ci sortie à 2 vitesses Yewwi Askan Wi dañu déchiré lettre bu préfet bi nga xam ne nekkoon manifestation bu ñu autorisé wul xel xalaatul ñu koy bàyyi ñu koy amal fii ku ko fi def it daañu la gàddu yóbbu moom préfet bi looloo nekk ci waaye Yewwi Askan Wi nee nañu nag fu mu nekk ni jamono ji si la ñuy dox mooy la bu doon wax si début bi dañuy njortu ni élection yi la ñu bëgg dàq parce que tam réew mi am na nu ñu koy yëngalee am na nu ñu fiy yeewee fitna élection kenn du ko taal am na ñu fay Yewwi Askan Wi ñeena jamono ji dafa mel ni lu ñuy gis ñu koy doxalee nguur gi ni muy doxalee nii dafa mel ni élection yi la ñu bëgg dàq mais man soo may oote si xeex ma xam ne xeex bi du sama arrangement ma balaa sab xeex ki ngay doote du fay bu yàggee sa loxo toxi ba pare l'autorité dafa warut a jaawale manifestation ak regroupement disons comment on l'appelle là. doxantu la ko tuddee. comment on l'appelle encore terme là. nañ bàyyi mu doxantu. oui doxantu day jeexlu rek. Spontané. Les regroupements spontanés sont différents de ce qu'on appelle les manifestations. ñu ñëw ci l'observateur mu def xayma bu doy waar maanaam ab étude la def jàngat jëm ci jigéen ñi nga xam ne dañuy jaay seen bopp. ñii di jaay seen bopp nag nee nañ bu ñu ko xaymaa fii ci diwaanu Ndakaaru kase jigéen ak juróomi junni maanaam 4652 si ay jigéen yu nga xam ne dañuy jaay seen bopp fii ci diwaanu Ndakaaru ñoom la ñu répertorié maanaam bu ñu leen répertorié du ñàkk ñooñu kon ñoo am seen carte bu leen di may ñu yëngu ci métier mi maa xam nga métier mi am na ñoo xam ne dañ koy yëngu
te kenn du leen ko tere teg nañ ko ci yoon ndax am nañ seen carte sanitaire donc ñooñu la ñu répertorié donc am na si ñu nga xam ne ni peut-être ñu ngi koy def si suuf te yoruñu seen carte sanitaire lu mu ci manti doon jàpp leen ne lu jigéen juróomi junni ci ay xale yu jigéen waaye soxna ñu ngi jaay seen bopp fii ci diwaan Ndakaaru 231 cartes sanitaires la ñu jot a délivré diggante 1er janvier ak 16 novembre 2021 si ñooñee am na 200 prostituées yu nga xam ne dañu amee jàngoroy sida 200 prostituées fii ci diwaan Ndakaaru ñaar téeméer ci ay jigéen yu jaay seen bopp amee nañu jàngoroy sida ñenn ñi ba léegi ñu ngi continuer di jaay seen bopp ak seen jàngoro sida googee. am na ñoo xam ne xamuñu ni sax am na. am na ñoo xam ne xamuñu ne am nañ sida mais 200 yii nee nañ am na si ñu xam ne ñu ngi continuer di jaay seen bopp ba léegi kon gars yi nag ñu maytu Aminata Dee lañ def sant bi joxewuñu ko 70 ans la am nee na mu ngay prostituer depuis bi mu amee 51 ans ba léegi mi ngi ci métier njaayum bopp gi te nee nañu nag ñu gis ñu ëpp ñuy jaay seen bopp. xale jigéen ñi ñenn ñi ay sénégalais lu toll ci juróom fukki at ak benn mu nekk ci métier bi. waaw mi ngi ci bi mu amee 19 ans la ko commencé alors. ba am léegi am 70 ans donc def na ko. depuis 51 ans. moom la ko waay def na ko mi ngi ci métier bi. def na ko juróom fukki def na carrière quoi. carrière kay. def na carrière ci métier bi donc. bàyyi na mais. j'espère que bàyyi na. wax guñ ne bàyyi na de. non est-ce que métier bi dugg ci noonu bàyyi est-ce que bàyyi ko yomb na lii leen quotidien bi ba xam est-ce que bàyyi ko yomb na. nee nañ nag jigéen ñi di jaay seen bopp ñu ñett ñi lañ si gën a jàpp ñenn ñi ay sénégalaises lañu ay ñenn ñi ay nigérianes ñenn ñi Guinée la ñu bawoo donc muy sénégalaises yi nigériennes yi ak guinéennes yi la ñu gis ne ñoom ñooy jaay seen bopp liggéey normal amu fii dëkk bi dafa metti non parce que ñu si bëri ñuy def lii c'est parce que amuñu ci lu ñu jàpp véritablement yor nañu njaboot bëgg nañ kii entre autres mais peut-être je ne cautionne pas. non kenn cautionné wu ko. mais wax ne projet bi avancé na benn yota. ñëpp nee nañ c'est parce que daal ñàkk ci démocratique sénégalais la. xëy na bu doon génn waaye dañu ko def Alioune Sall mu nga xam. moom mi ngi ci. kon dana aboutir. projet bi dana aboutir. donc yow boo nekkee maire opposant loolu lay nekk si problème ñenn ñi loolu lañ koy jàppee fii ci Sénégal gis nga problème location bi. bu ma si ñambaasee tuuti rek. wax ji dégg nga wax moom. moo di war a biraay dañ fexe ba askan wi jot si suuf si askan même des délibération sax nañ fexe ba nit ci jot si te mu nekk kii bu nga xam ne doo ko jaay doo ko may ma Demba may ko ma Samba may ko keneen ak keneen parce que looloo andi coow ñeneen fi daal seen i kër boo demee Tivaouane Peulh Tobago wala fu mu ci manti doon nan lañ fi daal seen i kër du benn borom doole bu nga xam ne nii fekk nañ ko tabax sa air plus ñu daal sa kër jaaykatu caabi ñii di jaay ba taaba góorgóorlu yi ñooy dem ba tabax seen kër même les 200 salon nga toog ba mu neex la ba ñu bu mu des lu peinture wala dem dëkk mais ñu màbbal sa kër. mais Mambay Tobago boobu nga tudd. xam nga daw ñëw daaneel parce que amuñu doole comme tu dis ay émigré la ñuy ñëw def mais bi ñu daanelee seen kër. léegi mais terrain yooyu on a remis ça à des autorités yoo xam ni ñu ngi fii ci réewum Sénégal ñu jël ay terrain jox leen terrain yooyu ñu toj jëlee ko ci Yacine Seck ak Siré ñu jël ko jox ko Birahim parce que peut-être dafa bokk ci gouvernement wala dafa jege kenn ku bokk ci gouvernement c'est comme le cas du cherté wu coût loyer bi ñi ngi naan ni que yenn kër yu bëri fii si Ndakaaru ñenn ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gouvernement bi ñoo ko moom donc nan la ñuy respecter justement ñu wàññi et l'autre problème qui se pose boo xamee ni tamit j'espère en tout cas ci seen observatoire bi dinañ ko wax mais on ne peut pas également dëgg la naam ku nekk sa wërsëg yow yaa liggéey ba am peut-être njëgu ñaar ñetti terrain da nga ko liggéey peut-être jënd ko en bonne et due forme mais di nga gis koo xamee ni jëndul terrain dem na ci benn ponkal ci administration bi kooku may ko benn terrain bu 300 mètres carrés ci boobu temps en même temps ci même koñ bi wala ci même dëkkuwaay bi un Mambay est là-bas amul lu mu mën a am na lu mu jëndee terrain mais bu ñëwee ñu ne ko mun ñu laa jaay terrain ci fii nga nekk ni délibération bi ngay wax mais délibération yi souvent da ngay gis question de copinage da ciy am et ça pose problème parce que finalement celui qui doit être bénéficiaire d'un terrain un citoyen lambda mais mënu ko am te beneen affaire bi fa lay terminer je pense qu'il faut aussi de plus en plus ñu mën a formater les Sénégalais surtout les Dakarois à ne pas forcément vouloir quelque chose ici à Dakar ci centre-ville parce que am nañu possibilité bonjour Elhadj am nañu normalement possibilité de plus en plus les gens vont vers ay Tivaouane Peulh nit ñaa ngi dem di dëkki booru Sangalkam ñu ngi gën a génn un peu Dakar centre-ville wala Dakar
la banlieue, la proche banlieue. boo xoolee de plus en plus les gens vont vers Diass. vers d'autres localités. vers Mbour Ngexox. parce que tout simplement ak infrastructure yu bees yi. am na infrastructure oui mais même foofu sax malheureusement de plus en plus. ña ngay joxe suuf maa ngi côté Denis Biram Ndaw man. mais xam nga lan mooy intérêt bi. tu peux rapidement maintenant très rapidement nga jógee fii nii dem Dakar. jóge fii dem ay Njaxiraat dem mooy gën a yomb sax tax peut-être tu as les infrastructures yu ci mel ni autoroute à péage ak yooyu qui peuvent te le permettre mais nañu may nit ñi au moins ñu am terrain même bu dee Diass nga ko am ñu xam ne am nga terrain Diass peut-être que pour nga ñëw Dakar parce que fii nga liggéey c'est moins compliqué. Donc il est temps que ñu décentraliser lu bëri fii nii lu nekk Dakar ñu génne ko ci kii. tout à fait mais je pense que et puis Yacine ma yokk ci lu ndaw rek gis nga affaire foncier moo lay wan manque sérieux sunu régime bi en place ak manque sérieux gouvernement gis nga bu doon jamonoy Ablaye Wade waaw gis nga jamonoy Ablaye Wade li ñu leen daan tuumale mooy passeree xaalis koppar ñoom dañoo gaawoon ci ay milliards tafe mais régime bi li ñu leen mën a toppee sur mooy affaire foncière mais si dogal bi yàgg na fii ci Sénégal. non mais ci Ablaye Wade li gënoon a fës mooy koppar ni xaalis bi di circuler mais régime bi non loolu kañ la woon waaw non xam nga par exemple non kaa expliqué si dogal bi yàgg na ci non dogal bi yàgg na mais su fekkee par exemple xam nga Ablaye Wade même bu dee dogal sax des fois dina ci def utile par exemple cité kër góor gi àll la woon bu mu ko dogatee gis nga tey lu mu devenir mais say lu ma bëgg expliquer foofu mooy affaire jamonoy Wade c'était surtout la circularisation de l'argent mu ni bi doon circuler mais ñii ñëw affaire accaparement affaire foncier moo lay wan et d'ailleurs seen loi bi ñu def nii c'est la première fois au Sénégal ñuy woote benn loi boo xam ni le principe de la loi c'est de prendre en charge l'avenir mais seen loi bi ñu def nii c'est il prend en charge le passé c'est là pour vous montrer le manque d'insérieux lu noonu lañ koy waxee et de conséquences de ce régime là dañuy taf yi yëngal seen bopp rek nañ ci nekk madame Assome Diatta ne nous divertis pas avec ton observatoire quoi on veut le fond dañoo bëgg a génn ci luyaas baa ngi bëgg a rey dëgg la ma ne maam kañ ngay kii la nag ma démarré ma démarré kon non sànq doon ci man de sànq yéen a am seen problème waaw ma ne démarré nay leer rek du sama nekk si ay ñu door ko gannaaw ba ñu nuyoo le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop naka yi tey sant yàlla alhamdulilah ana waa gox ba ñu nga fa tuuti jàmm bu baax waaw ñu ngi sant bu baax alhamdulilah aca yéen kay groupe des médias dafa ñëw ci ministre bi di Malick Sall moom la ñu dénk wàllum yoon moom nag dafa sampoon dëndëm waaye dafa mujjee retiré wu ci élection yi ndax nag dañu gis ne ci histoire du Sénégal mësuñu gis ministre de la justice bu nga xam ne nii samp na dëndëm ngir dem ci ay jongante jaar am nañu fi ay ministres yu ñu lim ci yéenekaay bokk na ci Sidiki Kaba la dugg gi moom sax si boppam xam nga ni ñu bëri dañ foogoon ne ren ji day nekk candidat Tambacounda borom Bacakante non gañew ko yow xam nga ne Tamba bu ma kenn campagne ci réussir Tambacounda il suffit Sidiki Kaba taxaw ne dafa bëgg xam nga ne dañ ko koy jox parce que waa Tamba moom la ñu bëgg mais moom ci boppam moom moo jël décision boppam jiital xale yi ñu dem ndax nag moom mën na nekk si ginnaaw jàppale leen alors noonu la Malick Sall def moom dafa décider reculer donc gisuñu ci histoire Sénégal benn ministre de la justice bu nga xam ne ni samp na dem te moom warul nekk exception ñu àdd jëmale ci attaque ba nga xam ne moo amoon sa Sandiara dëkku El Hadji Mouhamadou Mansour Diop def naa sa mbuur la dem waaw ci temps yi nag singali nañ leen torop loolu Samba Boy singali nañ leen torop est-ce que du ñoo singali suñu bopp mbaadu fóotul biir la est-ce que du Samba Boy fa la ñu cosaan noonu doy na en tout cas sa village boobu nekk sa wet ga de góor desatu fa mais Mambé loolu nag moom man pour man comprendre ma ko quoi ñëw benn village jël góor yi ñëpp dem mais loolu tamit mais xanaa bu góor ñëpp nekkee sàcc nag waaw mais ñu def sax enquête ak yooyu ba xam mais démb information bi mu jotee dañuy gars yi dañoo xëy suba dem képp ku fay góor maa ngi dégg benn femme naan xale yi xëyoon suba waaw xale yi xëyoon yor seen sac di jàngi dañ leen a boole ci affaire yi waaw mais xanaa war na am ci yàlla baax na loolu moo normal xam nga ab village gravité bi mooy bu ñu demee ba usine bu ne ci ab localité ñu attaqué ko ci façon bu ñaaw façon Samba Boy agression ñu antane wax ni waa village boobu ñoo kootoo pour attaque usine boobu foofu la gravité bi nekk mais pas gendarmerie yi jàpp waa village bi mais gravité bi mooy pourquoi village ñi seen bopp nekk ci wetu usine dem di attaque bi nga liggéey am na 10 personnes yi nga xam ne dañ leen defeere tey jii loolu dinañ ci ñëwaat ci yéen a kaay village lañ bokk dinañ ci ñëwaat ci commentaire yi
ñu ñëw ci Simon mi nga xam ne démb may nañ ko liberté provisoire ndax yaramam dafa jagati waaye nag kilifa dafay des ci kaso bi yéen kaay groupe des médias ñëw na ci li nga xam ne rek moom la Serigne Babacar Sy Mansour xalif général kulu Tidiane joxe ni ab xibaar bu neex suñu mbokk Tidiane yi kon nag ubbiwaat nañu li nga xam ne mooy jumaa ji ngir nag ku bëgg a dem ziyaara nga mën a dem ziyaara waaye am na ay recommandation yu mu ca teg ñu ñëw ci ki nga xam ne moo di juge bu kenn ci conseil constitutionnel bi Aminata Ly Ndiaye moom nag waa FRAPP dañu poser ay question nee nañu ndax moom dafa am ay intérêt ci benn société bu yëngu ci wàllum pétrole bu dee waaw ndax moom am na ci droit te nan la def ba am ci intérêt yooyu ay laaj la yu nga xam ne waa FRAPP France Dégage samp nañu ko jëmale ko ci Aminata Ly Ndiaye moomee ba tey nag ci li nga xam ne moom mooy yéenekaay yi Antoine Félix Diome ci Vox Populi mu ngay jaajëfal di dara jaar nee na muy préfet yi di sous préfet am nañu ngërëmam am nañu ñaanam ba noppi it rafetlu na seen liggéey ci li nga xam ne moom la ñu doxale donte nag opposition bi ŋàññi nañu xarab nañu doxalinu préfet yi yeex sous préfet yi ci régie li nga xam ne moom mooy liste yi moom nag Antoine Félix mu ngi leen di xamal ne yéen ñi nga xam ne dañoo li ngeen décision bi ngeen jël dañ leen ko bañal yéen préfet yi sous préfet yi dajaloo leen defal seen dossier yéen ngeen dem contre attaqué loolu nag moom la yéenekaay bi xëy fésal yéenekaay bi nag di Walf Quotidien xam nga ñu ngi wax Aminata Assome Diatta initiative yi nga xam ne jot na ko taxawal ci njëgum luyaay bi location bi yeneen ko doon wax sànq chéraay bi observatoire bi ñu war a mën a taxawal bi yeboo nag góorgóorlu yi siré si comme yaay seen président bi yeboo ngeen waajal de parce que photo bi ko illustré man gis naa fi lu mel ni ko ay ceeb diwlin ak lépp luy góorgóorlu yi soxal si seen wàllum dañ koy dundee boo xefee dana yokku de alerte bi jib na de boo xefee ak yokkute dina am de. bés bu ñu ko yokkee le pire est à venir. bu ñu ko yokkee damay taraxlaay ñëw ci plateau bi. da ngay taraxlaay ziré de bu ma fi fekk. Sud Quotidien ñu ñëw ci yéenekaay bi application bi nga xam ne mooy loi bi jëm ci wàllum wàññi njëkk yi ci location bi sànq maa ngi koy wax bëri na ci ay loi yu nga xam ne voté nañ ko fi jàll na assemblée nationale te application bi ba fii France. dañ doon tere ko tux si yenn place publique yi gaañaa ngay tux ba léegi sachet plastique yi am na si boutique yoo xam ne boo fa demee mën nañ la jaay sachet plastique yi ba léegi kon nag lii nga xam ne wax nañu ko ci wàllum location bi gëm naa ne peut-être mën naa porter ses fruits waaye gëmma ko léegi ne ndax gaañaa ngay laaj 4 mois caution ba léegi wala sax 6 mois caution am na ñoo xam ne dañu laaj sa bulletin de salaire bailleurs yi nañ ci bàyyi xel bu baax looloo sabab nag Sud Quotidien ne kon nguur gi jamono ji mënees nañu wax ne dafa lajj ñu dem ci li nga xam ne rek moo di li ma doon wax sànq El Hadj Mouhamadou Mansour Diop sa gox boobee Mbour gannaaw Sindia Sandiara it am na ak cong gu fa am si usine indien ba bu Sénégindia kenn ci Samba Boy jot nañu ko faat am na si juróom ñu nga xam ne jën si jël ay gaañu ñu dem ci l'observateur ak élection locale yi 23 janvier 2022 cassation en tout cas de ñi nga xam ne ñoom ñooy préfet sous préfet ñoom it ñu ngay waaj takku taxaw ngir nag ñoom it nañ leen di ŋàññee ñu yóbbu mbiri ci yoon jamono joojee nag ku jëkk politique ñoom it fi ñu taxawoon ñu ngi fi taxaw ba léegi ñu dem si grand place yéenekaay bi nga xam ne dafa dem ba 4C diggante Ndiagne Diop ak nag Omar Gueye xaritu Yacine Seck ak Siré si Omar Gueye gi di Omaro waaw moom nag jamono ji seen diggante ñëpp xam na ne neexatul te ñoom ñaar ñoo bokk seen Benno Bokk Yaakaar Omar Gueye ak Ndiagne Diop yàgg naa naqari ñoo bokk seen Benno Bokk Yaakaar waaye terew ñoom ñaar duñu kii bu jaaree gauche ki jaar na droite yéenekaay bi nag dafa ñëw ci jamono ji Omar Gueye pexe yi nga xam ne mu ngi koy teg ngir gàllankoor kii di Ndiagne Diop lépp lu mu ko mën a def ngir saawaay ji di Ndiagne Diop bañ a tegwaat sa bopp Mbambilor mu ngi koy jéem a def Ndiagne Diop nag mu ngi koy daan xaafu nee na ko sel maanaam koppar bi nga xam ne dañu koy jëlee ci maire yi di ko jox maire yi ndaw yi nga xam ne peut-être seen doole tax koo demee ni foofee sa Mbambilor nee na dañ ko détourné yóbbu ko sa Sangalkam leneen moom Omar Ndiagne Diop mooy wax ba léegi nee na ay projet réalisation yu Ndiagne Diop ba nga xam ne moom moo ko liggéey ministre des collectivités territoriales dafa def récupération nee na moom moo ko def ba tey Omar Gueye Ndiagne Diop mooy wax ba léegi nee na ay élus yu Mbambilor la ñu copte ci boppam moom nee na Omar Gueye moo leen copte ci boppam ngir ñu mën a superviser ay lotissement yu nga xam ne ñu ngi koy amal foofee sa Sangalkam te DSCOS yëg lépp ne pat du samay kàddu Ndiagne Diop mooy wax ba tey ci yéenekaay bi di Grand Place waaye nag loolee yëpp lu mu si jublu du lenn du dul déstabiliser ko moom Ndiagne Diop nee na xel xalaatul mu koy bàyyi mu jàll te nag bu mu ko yëngal Ndiagne Diop nee na Omar bu ma yëngal ndax li ma xam bari na boo ma yëngalee bu ma waxee du la jig ay danxaaf la ñoom ñaar ay gaañ nañu woon non ay
ay gaañ lañu kay. gaañ lañu woon. ay gaañ lañu woon jaxase leen ànd ak taxalikoo ñu. tout à fait. yooyu moo war a jeex. waaw yooyu moo war a jeex nekk ministre après di nokkatu benn maire bu nekk sa localité. xeet yooyu noonu comme ni ñuy def Bamba Fall Medina yenn saa yooyu moo war a jeex. ponkalum jëm mu toll ni yow. dépersonnalisation boo ko jéemee xoxtal ci wàllu politique daf lay affronter. boo koy mbokk boo ko doole. Bamba Fall di bàyyi jéem a xoxtal sax da ngay sore sa bopp rek. Bamba bàyyi seen yooyu ñuy def. non man Ndiagne Diop sax allez Ndiagne. dontu may na. dontu may na Ndiagne Diop may ñoo ngi si ginnaaw. ma jeexalee xel Direct News dafa ñëw ci Pape Demba Bitèye ma nga xam ne conseil départemental bu Kaolack lay yóotu moom candidat la nee na nag ay buñ ko tegee. ci li nga xam ne moom mooy jàll bi dina benn mu ngay rafetlu liggéey yi nga xam ne président Macky Sall def na ko foofee sa Kaolack ba noppi it nee na dana def kéem kattanam ba Kaolack delloo wàcc ci Carrefour gi mu nekkoon Carrefour religieux ci wàllum koom nekk it Carrefour commercial nekk pôle de développement moom loolu la bëgg ci Kaolack nee na nag wàllum wér-gu-yaram éducation tàggat yaram loolu yëpp dana bokk ci xeex bu nga xam ne da koy sumb ngir Kaolack daal di suqaleku moom Pape Demba Bitèye moom moo xam ne loolu ci Direct News. mais moom il est candidat à Kaolack wul. conseil départemental. conseil départemental. si conseil départemental boo demee par exemple bu Tëngéej maire bi. nee na soxlatul nekk maire. Daouda Niang mais conseil départemental la bëgg. moom Omar Gueye ñu ngay laam-laamee ne moom it conseil départemental la bëgg. li leer ba leen Souleymane Ndoye samp na dem ci conseil départemental moom mooy président sortant bi. ak benn soxna suñuy wax madame Fall moom it samp na dem ci conseil départemental. Yacine yaa ngi may xool rek. gars yi dañoo voilà gis nga gars yi 8h05 grave. allez-y 8h05 fii lañ may daaxee man. non sànq sa. ay 6 minutes ay 5 minutes. sànq yaa noonu sa problème micro. yow. waaw baax na. merci beaucoup Siré. merci Yacine ba suba ak jàmm incha allah aywa. yëkkati mbagg tubaarkàlla daal. te àll yi duggee El Hadj de député saa sumaan yooyu de la may saf. voilà mais El Hadj dañu fekk débat bu am solo. débat bu nga xam ne nii Siré ak Birahim dañoo xaw a nag du ma wax sax ne réeroowuñu waaye ku si nekk fu nga féetee. Siré nee na stratégie Birahim nee na erreur. stratégique waaye man nag Birahim Siré laa àndal de président Macky Sall wala en politique ñëpp xam nañ ne acte boo mënti posé wala loo mënti def pour am ci profit la. pour en tirer des dividendes te président Macky Sall lu ko waay jéppi nangul ko ne élève wu Ndiak la élève wu Abdoulaye Wade la. te ku xam Abdoulaye Wade xam ne politique daf koo mën. donc élève dina def erreur. non le meilleur des élèves dans une classe. peut faire quelquefois des erreurs. Il a fait une erreur. mën na def erreur loolu yëpp mën na ne. mais gis nga fi ñu toll nii opposition bi ñëpp xam nañ ne président Macky Sall bokk na si ñi koy teree nelaw Ousmane Sonko. mu neex ko mu nax ko. mu bañ ko. bokk na si ñi koy teree nelaw ci local yi ñu jëm rawatina fii ci Dakar Barthélémy Dias. bokk na si ñi koy teree nelaw ki nga xam ne moo doon tibb ay tànkaam di Bougane Gueye Dany. bëri na si ñu nga xam ne ni ñoo koy teree nelaw alors tey jii bu bëggee tey jii yëngal dëkk bi. si ñooñu rek la mën a jaar te bu yëngalee dëkk bi ba dëkk bi yëngatu dinañ dàq élection yi kenn ñaan ko CEDEAO bi ngay wax c'est le syndicat des chefs d'État CEDEAO ñëpp xam nañ ne tey jii bu ñu demoon ba toll si dàq ay élection xam nga ne li Macky Sall wax la ñuy wax CEDEAO moom jaruñuy compter si moom alors si li nga wax moo am moo man si laay ànd ndax opposition bi ndax xam ne dafa am fu mu jëm ñun sénégalais yi demande sociale la dañu soxla ay élection locale yi ñun dañu ko soxla te pour élection yi pour mu am il faut ak dal am dal boobu pour mu am il faut opposition bi dem fekk ji askan wi bañ a toog président Macky Sall ci ay waxam li mu wax nii xam na li tax mu wax ko de ndax moo fi waxoon ne bu leen yee gaynde gi nelaw bu mu ko waxee xam na li tax mu wax ko tey jii nee na tiitul dara bu koy wax xam na li tax mu wax ko waaw man kàddu président yi pourtant méttiwul si man de méttiwul daal nañu ko tontu kii bi ñu ko jox démb ak tey ampleur bi ñu ko jox xam nga président Macky Sall bi muy wax daa bàyyi ba dem France laqatu ci benn bâche am entre 4 murs ay militants dong seq ko benn géwalam nekk ci wetam mun ko jottale ma li ma bëgg a wax gars yi comme démb laa leen di ragal loolu waxuma la ak tey bi ma nekkee ci pouvoir ajuwul tontu Saalum bi jóge woon Saalum ñëw ba Dakar di xëccoo njënd ngertem caaf ba benn waaye saaga ko fi mu ni bu ma fayoo fi xeex fi damay am gàcce naa ñibbi Saalum ñibbi dugg ci néegam tëju sàngoo mbàjjam nekk yow mi ma saagoo ma may jënd ngente boo xam ak yow te bu dee ba kër waaw c'est-à-dire que jour bi ñuy manifester le président génn réew mi ba mu waxee li mu wax ba noppi la woo toog ak ay gaayam cocktail bi neex
tëgg mi neex bâche bi ñu taf ci APR géwélam nekk ci wetam. fañ. waaye mën ngeen a fexe ba du wax ak ay militants mu leen neex. mais message boobu message militants yi nag. mais ñi ko tontu ñu jox valeur message bi. waaw wax nga dëgg mooy li Siré wax rek. wax du am valeur de. buñ ñi ko koy tontu ñoo koy jox valeur ak affaire bi ñu ci am. buñ tontu kon. et puis gannaaw li nga wax ci président Macky Sall moom day politique di politique ak opposition bi di politique ak classe politique bi bay politique ci communicateur traditionnel. ndax ne ñëpp xam nañ ni Macky Sall ba jamonoy neex ki ñu naan Khadim Samb moo ko doon waxal. du def mouvement ba dem ci moom waaye nag tey jii moom fan yii yëpp mbay peex la ñuy gis vivement la réhabilitation de Khadim Samb. ayca kon nag Yacine dañuy dem ci yéenekaay yi door ko wax yéenekaay groupe des médias La Tribune mu ñëw ci li nga xam ne moom la président Macky Sall wax jëm ci ne bu ñu xam ne kon amul dara lu muy tiit bi yeboo ña nga xam ne ñooy kujje gi bu fekkee dañu yëngal te xam ne moom amul dara la ñuy tiit yëngaluñu ko benn yoon loolee nag Bougane Gueye Dany tontu na ko bu coalition gëm sa bopp nee na ko président Macky Sall jëlal ba nga toog ma yedd la tuuti la mu ko yedd moo di nee na ko grandeur bu ñuy wax grandeur ci nit dana ca baax nga am tuuti humilité kon dana ca baax yow bu président Macky Sall ñi moo ñaalee tuuti humilité Bougane Gueye Dany moo ko tontu loolu Abdoulaye Mbaye wala Abdoul Mbaye moom ci boppam ancien premier ministre nee na ko jëlal président Macky Sall jëlal baa nga toog ndax nag bu ñuy wax fii nii gaynde dëgg wala segg dëgg bu waafee sa géew ba jarul ñu naan segg baa ngi wala muy fëgg dënnam naan man maay segg bi bu waafee rek ñëpp dinañ xam ne segg dikk na loolu moom mooy tontul Abdoul Mbaye ci président Macky Sall kàddu yo mu dégg yëkkati waaye Déthié Fall it moom it tontu na président Macky Sall nee na ko nag wax fa dëgg neex yàlla dangaa raté fii nga xam ne ñëpp fii lañ la waroon a mën a respecté en tant que chef d'État ndax nag fii nii nga toll nii nekk président de la République nga war a taxaw naan ragaluma kenn neexul ba neex wàcc nga sa bopp ba zéro loolu la ko Déthié Fall tontu waaye ñu ñëw ci yéenekaay groupe des médias révélation yi nga xam ne président Macky Sall def na ko jëm ci local yi maanaam liste parallèle yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci yenn gox yi pourtant président Macky Sall moo waxoon ne bëgguma benn liste parallèle ak gox bu mu ci manti doon waaye dafa mel ni kon moom ci boppam moo weddiwaat boppam la mu xam le moo di nee na yenn gox yi moom ci boppam moo autorisé liste parallèle yi fu ci mel ni kon Kolda ak Bignona yeneen gox yi nag damay constater rek xëy na sanctions yi après dina ñëw en tout cas tënkee ga ma nekk dam ne liste parallèle de waaw xaw ma nag Ousmane Souleymane Ndoye ndax yu ñu autorisé la bokk wala lu mu ci manti doon moom day dem ci ci li nga xam ne moom mooy local yi ouest ak fi nga xam ne mooy conseil ba président conseil président conseil départemental ba jamono jooju tamit ministre Ismaïla Madior tamit mi ngi def ay pexeem sunu liste waa gëm sa bopp wax nag ANCP ñoom it bu Alioune Mar ñoom it ñi ngi taxaw ay kan ci taxaw Mame Mbaye Ndiaye politicien non mosoo maa gis ma def politique yaas bu ma dugal maam li ma la xamal ayca ñu jël ci réew mi président Doudou Wade dafa ñëw ci li nga xam ne mooy violence bi ñu ne nekk ci arène politique bi tontu na nag nee na lu njiit njàkk nguur gi moo di njàkk loolu moom ñëpp xam nañ ko ndax nguur gi ci boppam wax fa dëgg neex yàlla moom moo am pouvoir gu doy ni maanaam aar askan wi seen ak kaaraange kon nag bu yëngu-yëngal amee am na nu mu doon doxale tuuti rek ñu nekk ci li nga xam ne mooy sécurité nag lu njiit njàkk président Doudou Wade nee na nguur gi ci boppam moo di njaag te nag président Macky Sall moom bëgg-bëggam du lenn lu dul am 3e mandat te jaral na ko sax taal réew mi du samay kàddu du samay kàddu de yéen a kaay bee ko wax di réew mi quotidien ñu ñëw ci réew mi quotidien ba tey mu def benn révélation 345 divorces par jour la ñu nemmeeku 345 divorces par jour dégguma la de 345 divorces par jour ñu ngi takk ay sëy waaye it ñu ngi tas ña ngay takk waaye tas yi tas yi ëpp tas yi ëpp fas yi takk yi ëpp fas mi El Hadj waaye tas yi sakkan na it de 345 divorces par jour bés bu yàlla sàkk boo demee tribunal mais célibataire yu bëri ñu ngay tas sëy rek mais tamit en statistique ce serait bien avant ñuy def nii ñu corréler ko par le nombre de mariages c'est-à-dire que le chiffre en soi du am sens lu dul ñu wax par exemple ratio ñaata marié ak ñaata kii nga mën a def calcul bi ngay mën a mais statistique nga lancer benn kii ne 300 trucs ça peut être mën na ngand ni
mais fekk bu ñu ko rapporté ci nombre de mariages presque c'est kii bi quoi même s'il faut déplorer que benn tas rek si 345 par jour moom tas yi bari na de. waaw bari na moom waxante dëgg nag. ay ca yéen kaay bii di Le Quotidien di kaat ci kàddu yi nga xam ne président Macky Sall daf ko yëkkati jagleel ko opposition bi ñoom i tontu nañu ko gannaaw président Macky Sall nee na bi boo ñu xam ne moom at ba muy juddu ragal juddu sa te nag ragal du dem palais moom ci boppam président Macky Sall loolu la wax Sonko nee na ko neexul ba neex nag waaye nag président yaa ngi xoox président moo wax loolu ragal du jéggi raay ragal du dem palais fan yi fañ fu ne waaye Ousmane Sonko nee na ko président yaa ngi xoof de neexul ba neex sa wax ji waxi ku ragal dëgg la looloo ko Ousmane Sonko tontu Abdoul Mbaye nekk nag jarul ngay fëgg sa dënn naa man maay gaynde gi xam nañ ne bu fekkee yaay gaynde gi wóolul sa bopp rek taxaw nga dëggal sa bopp jarul ngay fëgg sa dënn naan yaay gaynde gi Bougane Gueye Dany nekk nag humilité baax na ci torop nag nit ci boppam day am humilité jarul bul fëgg sa dënn naan mën a xaaral ñu ne yow a loolu la ko tontu moom mii di Bougane Gueye Dany ñu jàll ci li nga xam ne moom mooy l'observateur tey dafa ñëw ci li nga xam ne moom mooy kaso yi bari na torop ña ñu fay denc te lim gi jéggi na d'ailleurs donte saa su ne ñu ngi jël yenn initiative yeex yooyu lu mu ci manti doon jàppal ne benn prison bu nga xam ne ni 4924 ci ay détenus ñoo ci waroon nekk yeb nañu ko yeb ronkos ba mu def 10532 ay détenus loolu scandale la 4924 lañ si waroon def ñu caabi féeti ginnaaw ronkos nañu ko ba mu nekk 10532 ci ay détenus ci kaso bu nga xam ne nii 1m50 carré la lañu si ne espace boobu te nag lu ñu lay jox pour nga war koo mën a dunde maanaam ration bi mi ngi toll ci 1150 xam nga ni ñu fi doon wax ay bracelet électronique xëj na loolu mën na nekk solution ñeneen ñi nañ ko jàpp mais nee nañ nag moo kañ nañu ko waxoon kañ moo yàgg na mais moo gën a cher sax bracelet dañoo amul moyen bi sax waaw nee nañ moo gën a cher mais solution la au moins pour désengorger li nga xam ne moom mooy sunu kasa mais grand solution bi gën a gaaw mooy ñu dem àll jam ñaajo bi dagg fa espace bu mag ñu nekk dans des bonnes conditions ñu c'est bi xotaan tabax nañ fa kaso waaw boobu léegi mënut a fexe ba pare chaque année ñuy wax si bi tabax nañ fa ba am na ñu fa commencé denc au passage may nuyu Simon Kouka mi nga xamante ni fi dafa feebar yaram bi dafa jagadi bu baax a baax te mi ngi si prison bi ñu ngi lay voilà Simon ñu ngi koy massaw waaw di ko ñaanal liberté provisoire ndax feebar moom ku feebar na ko fa dëgg feebar moom gis nañ fi ñoo xam ne est-ce que du jabet lañ leen génnee ci kaso bi te la ñuy defoon jéggi na dayoo dañu waxante dëgg nag est-ce que feebaroon nañu te ci ñooñu sax am na ci ñoo xam ne dañ doon mëq suukar pour jabet est-ce que feebaroon nañu créé c'est de la provocation Birahim Diagne ça on dit rien Birahim day provoqué damay wax li si nekk rek am na ci doon ñu am jabet nekk ci kaso pour bëgg ñu génne leen ñu mëq suukar pour génn ci kaso bi xaa yaa ngi ko dégg séeréer fa fasul dem xele fay doxantu ñu ñëw ci xibaar bu tiis bi nga xam ne sama jigéen bi Yacine maa ngi la ko doon wax Adama ndeysaan man jot nañu xamante ma moom Adama Fall mooy ki def accident bi ci yoonu Mbour da waroon dem France ngir continuer jàngam Adama sama jigéen bu baax la woon nag macha Allah xamante woon nañu et puis accident bu doy waar moom ak yaayam waroon dem continuer jàngam pour la première fois mu dem France jotul dem et puis mi ngi noonu ñu koy ñaan yàlla xare ko àddina mu jéggal ko ay bàkkaaram démb la ñu ko denc te yaakaar naa ne mbooloo mu takku ñoom ñoo ko gunge si këram gu mujj ay ca Yacine ba tey dañuy doxal te yaakaar naa ne temps bi li bareetul de Yacine aywa ñu dem ci kay tap kii nga ci jàll nga ci ba ca 3 minutes jeexalal ci benn yéene kaay rek ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy Vox Populi fa la ñuy jeexalee ak sortie bi nga xam ne nag mënees nañu wax ne buñ génnee ci jogante goxaat yii nee nañu opposition bi du ci génne indemne de tasar lay def tasar opposition bi loolee waa wàllu ak leader yi nga xam ne ñooy parti démocratique sénégalais yi nga xam ne ñoo jëloon ndam li 2000 ñoom ñëpp gàddu nañu seen i dëbës dem ànd jeex li nga xam ne rek moom mooy Cheikh Oumar Anne mairie bu Ndioum ministre de l'enseignement supérieur en tout cas lu mu ci manti doon moom ci boppam moom moo xam ne opposition bi mënul génn ci local yi si ñum tasar lay def buñ génne ci élection yi li mu wax ni am na wax na dëgg parce que boo xoolee